salaamaaleykum man la Guèye Loukman Guèye Sales Manager Kabour Informatique Group, c'est-à-dire en français mooy responsable des ventes. Consommable nag su ma ko waxee damay wax les cartouches d'impression. Cartouches d'impression yi nag comme ni ñi koy utiliser ñëpp ni ñu ko xamee dafa am ay marques yu bokkul biñ ci gën a xam nag mooy les HP Canon ak yeneen yi ngeen gën a xam. Maintenant cartouche yi ñaari qualité la cartouche original bu fekk muy HP muy Canon muy Lexmark et autres original ak copie bi par exemple référence bi 205A la cartouche bi HP moom moo ko defar gis nga kii copie la boo xoolee hologramme bi ak hologramme original bi bokkul. képp ki nga xamante ni daal yaa ngi yor sa entreprise soxla tout lépp luy dem ci wàllu papeterie parce que consommable ak papeterie ñoo ànd ak lépp luy dem ci consommable informatique notamment les cartouches d'impression mun nga ñëw ñu collaborer ñu liggéey. bu fekkee ne da nga am ay soucis ak sa machine wala nga am ay soucis pour imprimer là il y a toute une équipe derrière équipe bi nga xamante ni ñoom ñooy def suivi client bi xool ba xam client bi yan problème la am. je vais donner le numéro 77 363 82 83 donc 363 82 83 77 363 82 83 email bi c'est gueyeloukou@gmail.com boobu mooy adresse mail bi. donc am Facebook aussi on est là-bas am nañ page King comme KING comme roi en français _8 King mooy Kabour Informatique Group. donc si tu tapes di nga gis suñu information yëpp sur Facebook ak ñi ngi Insta ñi ngi si yeneen kii yëpp. ani bandi sañse yi yéen lay waxal egsi leen ak jàmm fii ci Jal Shop seen boutique prêt-à-porter bi leen di jox lépp loo leen soxla ci sañse góor. jean Lacoste t-shirt chemise dàll ba ci casquette de très bonne qualité ay marque yu tendance jóge ba bitim réew fii nga koy fekk ci Jal Shop da nga bëgg a nekk bandi sañse gaawal seeti Jal mu teg la ci code jox la yu baax foofalee xale yi barde wala sax madame gën a kontaan. Jal Shop mu ngi fii ci Rufisque marché central El Hadji Souleymane Diouf téléphone ba 78 372 95 35 ak Jal Shop fu ma neex lay jaar. Ya Rasulallah ya Rasulallah borom weer wi Adama ni waa Sénégal mbokki góor ak jigéen yéen lay waxal yéen doon laaj ñoo ngi nii egsi nañu boutique Serigne Babacar Sy ñaaye frère ñi nga xamante ne vente de tissu xolama yi mbasin lay la yi mbasin ak lii nu mu rafetee ak lii nu muy tàkkee kenn du ñoom xolama yi brodé Autriche lay la waa tamit lii tamit ci Getzner ëpp na Vax VIP man na ma too Vax VIP waa xolama yi kuwet neexa sango waa ana filafil yi xolama yi filafil yu rafet ëpp na tissu voile lay la Adama ne fii dara manqué wu fi ñoo ngi nekk nag fee nga xamante ne mooy marché central bu Rufisque pour lu jot leen yomb na seen numéro téléphone lii la 77 395 70 20 ou bien encore le 78 262 72 94 nga mariage wala ngay ngénte dama ne yebal naa la fa man de ku ma fa dëgg ne ma ya Rasulallah guddi gàmmu gi ci Waawan lay fanaan ya Rasulallah. dal leen ak jàmm fii ci Touba Optique waa Kër Cheikh Anta borom Darou Salam spécialisé dans la vente de lunettes de très bonne qualité avec une expérience depuis plus de 20 ans dans le milieu. Jong et Frères vous propose des verres blancs, des verres photochromiques anti-reflet, des verres progressifs blancs et des verres progressifs photochromiques anti-reflet. te yamu ci de am na équipe bu xarañ bu nekk ci ginnaaw boo xamante ni saa bu sa verre yàqoo dañ la koy defaral ba pare montel la ko ba mu rafet ngir seen
kaaraange bu leen bëggee jot ci yooyu les verres da ngeen di indi ab ordonnance bu la ophtalmologue bi bindal. Jongi et frère ñoo ngi fële ci Rufisque ci ginnaaw banque ASEB bi boo ñu bëggee jot da ngay woote ci 77 553 98 43 77 553 98 43 ak Jongi et frère, l'expérience fait la différence. Amis et très chers internautes de Kër Ndanane TV, bonjour et bienvenue sur votre plateau Café Show matinal. Sans plus tarder, on va commencer en première partie en présence de Youssakho Aïdara et de son invité Yougou Fally Diop, fils de Ndiéna Ndiaye. On va y revenir. Youssakho, asalaamaaleykum. Waaleykum salaam wa rahmatullah. Bàyyi la nuyu ak internet yi. nuyu naa la bu baax a baax nuyu naa Yuga tamit nuyu naa la di nuyu mbokki internet yi tamit di leen wax ni rek kontaan naa bu baax a baax. Macha allah Yougou asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah Fatou Kiné. Bàyyi la nga nuyu ak internet yi. asalaamaaleykum mbokk internet yi di seetaan Ndanane TV maa ngi leen di nuyu bu baax leen dox seen wàccuwaay di nuyu ki nga xam ni moom moo dalal tey jii muy Youssou ak Soxna Fatou Kiné maa leen di siyaar bu baax. jërëjëf am na solo Youssakho tey dafa mel ni Yougou dafa def déplacement bu rëy pour parler de l'éducation ici au Sénégal. Maintenant dama lay bàyyi rek nga approfondir ak moom. waaw Yuga nuyu naa la bu baax a baax. yaay président des collectifs du gouvernement scolaire du Sénégal. voilà gis nañu temps yi enseignants yi ñu ngi grève. dem bu yàgg élèves yi tamit commencé nañu def grève encore mais élèves yi ñuy enseignants ñu ngi réclamer seen droit élèves yi tamit ñu ngi réclamer pour ñu delluwaat ci classe yi léegi yow en tant que président ban jàngat nga ci am. waaw maa ngi lay jaajëfal ci question bi nga ma posé en tant que président sortant du collectif des gouvernements scolaires du Sénégal et en même temps président sortant du lycée Seydina Limamou Laye pendant 2 ans de mandat consécutif. tey jii comme ni nga waxee rek professeurs yi ñoom ñu ngi revendiquer seen droit te yoon la maanaam parce que soo waxee ci syndicat rek syndicat premier rôle am c'est de revendiquer te ñun ndaw ñi ñun ndongay lenn la ñuy ñaan mooy maanaam dellu ca classe ya ñun loolu la ñuy ñaan maanaam dellu sa classe ya loolu la ñuy revendiquer. léegi yow en tant que président ban rôle nga joué ci grève bi. waaw man en tant que président sortant lu ñu ci mën a joué mooy maanaam sensibiliser maanaam dem di wax ak autorités yi nga xam ne ñoom ñoo ŋànk li nga xam ne mooy njàng mi ak jàngale bi mooy maanaam ministre de l'éducation nationale ñu Mamadou Talla ñoom Iya Gana Sène te ndongo yi génn nañ sur le terrain wàcc pour jàmmaarloo ñi nga xam ne mooy sunu ñi jeeta ñi ŋànk njàng bi ak njàngale bi maanaam ministre de l'éducation Mamadou Talla pour interpeller ko ci maanaam li xew ci njàng bi parce que soo xoolee pendant 4 mois ci ginnaaw ndongo yi jànguñu correctement te soo xoolee professeurs yi génn nañ seen 9e plan d'action 9 fois 5 ça fait 45 45 jours ndongo yi toog ci classe yi jànguñu tey jii boo xoolee bu njëkk ba ndongo yi leen lañ doon def di daw jàng mais léegi ndongo yaa bëgg dem jàngi. kon daa mel ni grève bu ngeen doon def message ngeen doon lancé quoi léegi message bu mën naa wax jàll na mais est-ce que yow rafet nga mooy élèves yoo xamante ñu jógee privé dem déloger privé yi jógee public dem déloger privé yi est-ce que loolu ban jàngat nga si am. waaw loolu nekk na loo xam ne yoon la te le kuréel bi ëmb ndongo yi nekk Sénégal yépp ñun ñoo ko doon waxtaanee génne benn communiqué ne ñun dañuy déloger ñi nga xam ne ñu ngi ci privé yi. c'est très normal parce que tey jii ñun ndongo yi nekk ci public yi jàngee ci public bi sunu ay même professeur ñoom ñooy jàngal ñi nga xam ni ñoo nekk ci privé bi. te mais bul fàtte ñu nekk ci privé dañuy fay seen xaalis. dañuy fay seen xaalis léegi nag professeur c'est un fonctionnaire. te fonctionnaire mënoo dem di xarimat feneen. loolu fonctionnaire de l'État surtout. waaw fonctionnaire de l'État mënoo dem di xarimat feneen yow nga ngay grève ci public bi mais da ngay dem jàngale ci privé bi là on n'acceptera pas. waaw mais bu fekkente ni grève amul public mais du leen bàyyi ci cours yi mu leen joxee cours feneen mais parce que grève moo am c'est son passe-temps il n'a rien à faire mu dem privé dem jàngale. mais est-ce que un fonctionnaire a le droit de cumuler des postes un fonctionnaire d'État. tamit nañ ko teg sur table xam na tamit de. voilà. ah ok léegi yow ban solution ngay joxe ci loolu Faye. waaw solution bu ñu siy joxe mooy maanaam tey gis ngeen ni fan yi ci néew professeurs yi ñu ngi def benn ndaje ak état bi pour ñu xool naka la ñuy saafaralee jafe-jafe bi am ci système éducatif bi. waaw parce que tamit ñun en tant que ndongo jàngi ret la ndongo xale yi bëgg. jàng ret amul leneen maanaam parce que soo xoolee jamono yu njëkk ya metti woon na pour ndongo dem dugg ci classe mais léegi nekkatul loo xam ne metti na te ndongo yi frustré wu nañ génn nañ ñu sànni leen ay lacrymogène di leen def maltraitance au niveau sur le terrain
te ndongo yi ñoo xam li nekk si classe yi Youssou ndongo yi ñoo xam li nekk si classe yi kon ñun ndongo yi li ñuy ñaan mooy maanaam dellu ca classe yi kase amul leneen lu ñuy ñaan. ok xam naa message bi jàll na bu baax a baax Fatou Kiné bu fekkente ni am nga message bu ngay lancé balaa nga koy libéré rek. non du ma ko mën a libéré comme parce que sànq bi may commencé sama émission dama ne doomu mère Dieynaba Ndiaye loolu xam nga instant defoon na fi buzz fi mu toll nii li mu wax tamit am na solo bu baax parce que éducation moom comme ni ma ko faral di wax rek su fekkente ne kiiwul nekkul ci base solide ci pays bu mu mënti nekk dafay fragiliser génération future buy ñëw loolu jar a bàyyi xel mais man benn question laa bu ma koy posé ma xam ne yow yaay doomu mère Dieynaba Ndiaye bi nekk Kër Massar te asom ji ñooñu ko ne dafa taal këru jàmbur man ay leeral kese laa soxla fi mu toll nii parce que ma mën a topp kaa. waaw cas bi ni nga ko toppee sax baax na tamit ça fait l'occasion parce que l'occasion fait larron que ñu mën a leeral li nga xam ne moo xewoon drame yi xewoon biir Kër Massar ñuy wax nga wax ki nga xam ne mooy mère Dieynaba Ndiaye nekk sunu yaay bu baax nekk ki nga xam ni si social lay yëngu si amul leneen lu muy yëngu si lu social ñëpp xamee ko si jàmm tey jii ñu jiiñ ko li nga xam ne mooy lakk bi am fay ne Kër Massar ñun précision mu si mën a indi mooy maanaam policiers yi alkaati yi jàpp ñëwoon nañu ko jël si pour yóbbu ko def na deux jours violent bu Kër Massar après dem tribunalu Guédiawaye pour ñu leeral loolu tey jii bàyyi nañ ko ñu génn maanaam lépp lu ñu ko doon tuumal set na parce que amul lenn loo xam ne ñu ne lakk si lakk-lakk yooyu moom moo ko def ki nga xam ni mooy def social ki nga xam ni di jàppale ndaw ñi si seen jàng ki nga xam ne day fayal ay école feebar soo demee clinique Tunkara soo nee mère Dieynaba Ndiaye bu ma yónni rek da lay faj sans autorité sans dara du woo mère Dieynaba Ndiaye da nga naan mère Dieynaba Ndiaye rek mu faj la kon kooku noonu place am nekkul si kaso bi place am si dëkk bi la wàcc sur le terrain pour mën a continuer dimbali bu mënoon dimbali nit ñi kooku place am foofu noonu la missionnaire la voilà te ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm di ko wax nii ñu ngi si ginnaawam parce que les anglais disent a good leader is someone who chooses a way shows a way and knows a way maanaam si way bu mu jël boobu noonu ñun ndongay ñun xale yi ñun dañ topp si ginnaawam ànd ak moom that's great. ñu koy jaajëfal. It seems like you're a big English lover. I'm so happy and glad to be here today. You too. You Sakho instant yii nii nag kontaan nañ première partie ñu ko débuté neex na trop macha allah parce que dañuy woo ki nga xamante ni moo toog ci place bi mu war a toog na expliqué na faram fàcc na leeral na car macha allah moo tax ñu def jëloon décision bi def ko en première partie te rëcc ñu ko benn yoon. Maintenant dama lay bàyyi nga tàggatoo ak suñu ay internautes le temps ñi woo ki nga xamante ni moo di Bibiche borom actualité yaa ngi ci biir. ok may tàggatoo rek di leen remercier avant tout di leen remercier ci invitation bi kontaan naa ci bu baax tamit bi ma ñëwee dalal ngeen ma dalal bu baax di wax mbokku sénégalais yi mbokku internautes yi ñuy gën di follow li nga xam ne mooy Ndanane TV parce que dañ ci kër Ndanane TV dañ ci yaatal ay waxtaan yu am solo tamit di nuyu waat sama yaay bu baax mère Dieynaba Ndiaye l'infatigable la Lion de Kër Massar di nuyu bépp élève ak ndongo bi seetaan émission bi wasalaam. Voilà kon bokk régie ngeen may ñu page de publicité en attendant bis di yéeg mais tamit bala ñuy dem damay nuyu suñu ay sponsor ak partenaire ku ci mel ne ñi nga xamante ni ñoo nekk ci marché bi waa Ñaan et frère boutique Serigne Babacar Sy Zal Shop ak Touba Optique monsieur Diong ak ki nga xamante ni moo di Kabour informatique ak Top Bijou en or argent lépp mi ngi ci biir ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax ak suñu ay partenaire Tawfekh Multimédia Kara Jolof Agricole Vinaigre Mame Diarra donc régie ma leen di naan benn page de publicité ci kanam. Bienvenue chez Teint Éclat by Lotus. Teint Éclat by Lotus nekk na cosmétique ba nga xamante ni da leen di jaay ay produits yoo xamante ni day defar sa teint ba mu rafet ba mu yànj borom teint marron yeeg teint clair yi foo romb ñu xoolaat la waaw ay lait de corps ay crème de visage ay savon yoo xamante ne moom moo koy defaral boppam doo ko gis feneen fudul ci moom waaw yamu ci góor ñi sax ñoo ngi ci biir ñëpp a ciy gis seen bopp ndax da leen di defaral ay gamme ñoom tamit. day jaay ay sacoche ay sac des chaussures comme des mules des sandales ainsi de suite waaw des sous-vêtements pour hommes day jaay ay cuuraay yu neex a neex waaw des perles de taille communément appelées bin am na ay paniers à effet des draps des nappes des serviettes day def pédicure di def manucure waaw huile de massage sax da koy jaay des ensembles de blousons
des sérums comme des tubes aussi. Teint éclat by Lotus nag ma nga nekk fële ca Zac Mbao ku fa bëgg a dem ce sera uniquement sur rendez-vous da ngay woote ci numéro bi 78 480 05 59 78 480 05 59 ak teint éclat by Lotus rek da ngay nes nesi. merci Régie sans plus tarder dañuy dalal ki nga xamante ni moo di Bibiche mu bàyyi ko mu nuyu ak internet yi Bibiche asalaamaaleykum. waaleykum salaam Fatou Kiné maa ngi leen di nuyu Sakho comme ni ma ko baaxee di waxee saa su nekk mbégte lay am bu yaa di partager ak yéen plateau bi. macha allah jàkkaarloog suñu mbokku internet yi tamit nga xamante ne ñooñu doole saa su ne. comme ni ñu koy waxee rek ku ñeme dañ laa dee. donc ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen di jox seen wàccuwaay. tout à fait voilà léegi Bibiche dañuy jaar ci li nga xamante ni moo di actualité people bi tey la ñu indiloon ci internet bi. donc tey nag dama koy commencer ci benn nouvelle bu triste tey moom ci tristesse laa koy démarrer mais après peut-être ñu jeexalee ko rek ci mbégte ki nga xamante ne moo di DJ Boubs dafa ñàkk waajuram bu góor ba denc nañ ko Géejawaay donc ñu ngi koy jaale bu baax dikk masawu xam nañ ne perdre quelqu'un rek dafa metti waxatuma laak nag sa waajur ñu ngi lay masaw di la jaale di ko ñaanal fa mu jëm gënal ko fi mu jógee ba mu rëccu sax lu mu fi doon def. d'accord tu as parfaitement raison parce que man la nouvelle m'est parvenue si suñu groupe mouvement aussi panelu Lalla Reçu Liberté Fils ñu koy jaale bu baax di jaale waale Pape Doudou borom Reçu mouvement Reçu panel Capacoli. d'accord DJ Boubs ñu lay masawu di la jaale tamit sa waajur bu góor di wax fu mu dem yàlla na ko gënal fi mu jógee sara xam yàgg ci seen loxo te tamit yàlla may leen xolu mun parce que la vie est ainsi faite lu métti daal yàgg na ci àddina voilà bon gën a métti la amul gën a bees la rek la donc na muñ rek noonu la demee donc bu ma jógee ci loolu nag damay ñëw ci li nga xamante ne moo di diggante Soriba Kouyaté nga xamante ne woykat boobu ak jabaram ji nga xamante ne ñoom la ñuy wax Khadiba donc ñoom ñaar gis nañ ni que fii dañoo tàggoo woon ci loo xamante ne c'était en douce pratiquement kenn yëgu ko mais fan yi daal delloowaat nañ leen def nañ ko benn takku jàkka bu simple ba delloowaat nañ leen donc ñu ngi leen di ñaanal rek mu doon dernière fois bi nga xamante ne ñu ngi leen di booleel voilà ñu woyee noonu daal ba ku nekk suul sa morom incha allah. allahumma amiin yow Sakho tamit mën nañu ñaan bu baax nga yow tamit nga am jabar ba ngeen nekk ci situation yooyu. loolu la demee ndax fi mu toll nii yéen naa dama bëgg xew. lu ñu indi laata. donc bu ñu jógee ci loolu dañuy ñëw ci événement bu rëy bi nga xamante ne am na fii muy ki nga xamante ne moo di Soumboulou Bathily ak Diop Xaas donc Soumboulou gis nañ ni que ni am na fi taawloo na fi doom bu jigéen ba ñu jox ko Maam Jaara tur wi donc mu doon mbégte bu yaa Soumboulou dafa kontaan ba jooy ñëw nag sukk sax ci ay tànk borom këram jooy xajit donc wane mbégteem contentement bu rëy la ci am dëgg la macha allah am na xew ma daal ala daw mi na macha allah ñëpp a fa daje woon voilà donc nekkoon na lu grandiose ba gis nga sax ci 4e 5e Soumboulou dafa wane caq or ba mu takk nee na jëkkëram moo ko jox. waaw mais macha allah am na solo ndeysaan. waaw gis nga mooy li ma baaxoo di wax rek gis nga góor ñu baax ñaa ngi fi di teral seen jabar te ku bëgg sa jabar ku ne rek danga koy teral donc lépp loo def ci jigéen rek du pertement ki nga xamante ne nee nga danga koo bëgg jëlee ko kër ndeyam ak baayam mu ñëw ñibbisil la donc kooku loo ko defal lu ne rek war nga koo xeeb. waa Jackson moom de moom loolu la bëgg a defal jabaram nee na ma koy ñaanal bu baax. xanaa loolu lu baax la indiwaat. donc su ma si jógee damay ñëw ci ki nga xamante ne moo di président wu FIFA bi déjà lundi ak mardi prochain incha allahu rabbi war na ñëw fii nga xamante ne moo di Ndakaaru Njaay pour def si benn visite mais en même temps pour fekkee waale li nga xamante ne moo di inauguration stade olympique voilà bu Diamniadio bi donc dina profité woo ci occasion boobu pour rencontrer waale ki nga xamante ne moo di président de la république bi ak gouvernement am ak membre fédération bi incha allahu rabbi ñu mën a gën a yaatal ci li nga xamante ne moo di développement au football au niveau du Sénégal voilà donc ñu ngi koy xaar incha allahu rabbi voilà ok léegi Bibiche lu desaat donc su ma ñëwee bu ma jógee foofu damay ñëw ci li nga xamante ne moom laa ko fas yéenee tëjee
muy manifestation non autorisée bu ASP yi nga xamante ne moo fi xewoon ci biir semaine bi gis nañ ni que ni rajo nañ ci lu tolloog 7 ASP donc voilà actuellement nii nag ASP yeneen yi dañoo liggéeyu daal di décréter li nga xamante ne moo di une grève illimitée parce que ñoom nee nañ du ñu fi nekk am benn combat boo xamante ne ñoom ñëpp ñoo ko bokk te c'est une cause noble parce que actuellement nii seen li ñuy réclamer mooy une masse salariale adéquate parce que seen liggéey métti na nee nañu te joxuñu leen lu dul 50 000 francs. te dañ leen di xasal ñu leen koy voilà voilà di leen discriminer. ñu bàyyi si xel bu baax Sénégal fii y a pas de sous-métier mais sénégalais moom moo tàmm am na ñu leen di xas ñoo xamante ne ñoom ñoo leen gën salaire wala ñu tane leen. voilà donc fi mu toll nii ñu ngi noonu teg nañ seen benn slogan un pour tous pour un. Carrément, donc c'est très normal. actuellement nii li ñuy réclamer mooy nañu réintégrer immédiatement et sans condition seen yeneen 7 collègues yooyu nga xamante ne rajo nañ leen. ah Youssou c'est très normal de. ah moo gën kay moo gën je commence d'abord par présenter mes condoléances à Bouba Ndour. Bouba Diallo waaw Bouba désolé. Je commence d'abord par présenter mes condoléances à Bouba Diallo d'abord. Boubacar Diallo. Boubacar Diallo voilà. Excusez-moi. On te comprend. ok waaw nga waxee tamit non parce que ASP yoo xam ne yàgg nañu ça fait combien d'années ñu ngi liggéey te amuñu benn contrat dugguñu si kii comment dirais fonction publique état moo leen digal mën na leen dinaa leen insérer si fonction publique mais nit tamit boo jëlee promesse nga def ko moo gën tamit jusqu'à présent cas bi rek mooy c'est l'histoire qui se répète parce que même cas enseignant ñuy grève tamit même chose la rek te aussi santé bi aussi ñu ngi ci encore actuellement ni dëkk bi moom mooy loolu toujours problème bi rek mooy des promesses non tenues. c'est ça loolu kese. ah loolu moom dafa jar a radier dafa jar a bàyyi daal dañ ko éradiquer parce que Sénégal ñu ñu pays bu am xaalis amuñu doole. am na promesse yoo xam ne bu ñu ko defee te respecté wuñu ko dafay impacter suñu vie. ñu bàyyi si xel yow sax man foofu laa jaaraale sax wax la lan de say actualité yow. waaw man tey actualité du jour. te actualité bu ma andi moom dafa doy waar. parce que yow parti socialiste la nekkoon. waaw bu jógee foofu dem si Khalifa Sall xoolal Bamba Fall tournure bu mu def. Khalifa Sall bu mu nekkoon dans les difficultés en même temps Bamba Fall mu dem toog ak rakk Macky Sall bi sax. Aliou Sall mu dem toog ak Aliou Sall di féete mel ni victoire la am te alors que moom temps yooyu moom moo war a jàppale. Khalifa Sall. maanaam moom bu méttee rek mu daw. waaw parce que dañ ko kii kooku bu mu tëjee rek moom mu dem toog ak Aliou Sall. di def lu leen neex. comme léegi mu dem moo tax ba mu demee yow askan wi gars yi nanguwuñu ko investir mu jógee ko fu dem si Bougane xoolal du mu trahir Bougane. non c'est là où je voulais mettre l'accent parce que xam nga nit ñi ñoo war a yeewu. nga ko trahir ku nga xam ne dafay trahiraate bu ñëwee bu ko jël ndax danay trahir un jour du jour au lendemain. ñu bàyyi si xel nit parcours am boo ko xoolee dèjà da ngay xam ni ban genre nit la te xoolal dèjà tey kenn waxul ne transhumance man sa transhumance comme transhumé affaire yooyu du loolu moo ma métti sax mais xoolal ñaata nit la trahir. parce que c'est une trahison au fait. ba tey jii surtout parce que je ne peux pas concevoir kañ la ñu politique bi kañ la ñu def kii bi comment dirais-je élection yi. donc na lekk na loo xamante ne yàggul imagine toi mën nga génn ci élection ñu nommé la maire le lendemain nga dem rallier ji parti au pouvoir franchement c'est honteux aussi. c'est honteux Bamba Fall lu mu waxoon. man moo tax VAR baa ko topp ah. boo demee VAR moom bu fi nekkul yoon nañu topp wax xam nga leen wax. non franchement instant yi nii mënuñu ko dara nature am la peut-être ah wala il a ses propres raisons donc ñu avancé ñun waa Café Show lañu bëgg avancer. bu ñu jógee bu dem si Barthélémy Dias aussi officiellement nommé maire de Dakar voilà maire de Dakar. voilà moom tamit dafa kii la ni ko waxee sax Khalifa Sall la jël comme maire honoraire xam nga loolu action la boo xamante ni c'est à saluer. dafa rafet trop gis nga yàlla bu tracé nga effacé yow lay effacé mu tracé. dëgg la mairie bi Khalifa Sall moo ko yoroon. te xoolal yàlla lu mu def ba affaire bi dellu na si loxo. delluwaat ci seeni loxo de ko mën a waxee. kon voilà c'est ça moo tax moom affaire bi moom kay ñu bàyyi lépp si loxo yàlla rek moo gën. yàlla lépp di yàlla jaayante doole rek. te mairie tamit ñu bàyyi la ñu liggéey. surtout waaw faciliter leen tâche yi mu mën a exercer wu. comme ni ñu réclamer rek parce que gars yi dañ leen def confiance jox leen mairie bi. mais tamit ñoom pour ñu mën a liggéey am na ñoo xamante ni foog ñu bàyyi leen. ñu liggéey les conseillers surtout. c'est ça donc tey jii dañ leen di lancer appel. dëkk bi nekkul ni que ni diw def nañ ko maire rek maire boobu moom dëkk bi non 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 non
donc yéen conseillers yi tey jii moom dafa yor benn programme boo xamante ne tey jii moom la tegaloon population bi ba population yi wóolu ko ci kaw programme boobu ba teg leen fi donc yéen yi nga xamante ne yéen a nekk les conseillers aussi yéen tamit dañ leen votel teg leen foofu donc dox leen ci waawu population bi te ngeen jàppale ñooñu nga xamante ne ñooy maire yi ñu mën a yembal seen liggéey incha allahu rabbi dëkk bi Sénégal c'est nous dans nous quoi dëkk bi mën a jëm kanam. c'est vrai Sénégalais yi ngeen bàyyi bu ñuy dalal maire yi ci seen kii bi ci mairie bi ngeen fay indi scandale honte dañ ci bàyyi xel li fi xew yi ñëpp gis nañ ko te xew ci internet bi gis nañ ko donc il faut ngeen régler toog xool beneen toogaay ngeen defaraat toogi bi quoi defaraat seen toogi Sénégalais yi man yéen laa faral yéen laa àndal mais dafa mel ne li ñu mayoon ci première partie minutes yi daf ñu xooj instant yi dama leen di bàyyi ngeen tàggatoo suñuy ay internautes ma dalal Ezel borom Vulgarisation Talent ak gan gu man gan gu yeeyu bëy yéen a ngi ci biir. Khada donc franchement c'était un plaisir de partager ce plateau avec vous. du ma def rek lu dul di remercier ñi nga xamante ne ñoo ñuy seetaan à chaque fois di ñu orienter di ñu jox seeni conseils donc maa ngi leen di bége bu baax a baax sans plus tarder dafa am koo xamante ne dafa sori ci man nekk sama góor nekk sama càmmiñ di ku baax ci man ñu koy wax Ansou Ndour donc maa ngi koy remercier bu baax depuis Guédiawaye mook El Hadj Diallo tamit maa ngi leen di remercier bu baax a baax ak Silla Sarr ak Khadim Ndiong nga xamante ne mu ngi nekk fii suñu wet. monsieur Ndiong xanaa voilà nekk ku baax franchement. man de dinaa jënd sama verre est-ce que dañu ànd sax. xanaa ak ki nga xamante ne moo di Kéba Tamba di sama frère boobu. ak El Hadj Ndiaye depuis France maa ngi koy remercier moom tamit bu baax a baax. di leen di jaajëfal bu baax di leen di wax à la prochaine fois incha allah. ok man moom kon na ma xamee rek je reviens aux salutations de Bibiche pour affaire bi jeex quoi voilà ma daal di doxantu be Ziguinchor plus précisément Mahmoud nuyu Cheikh Sidaat Aïdara boo xamante ni mooy xalif général foofu ñu ngi koy ziar bu baax a baax waaw ainsi moom mu ngi France quoi macha allah yow baax na nga bëgg a dem France. waaw ça nuyu na famille bi yëpp incha allah merci beaucoup. d'accord merci beaucoup am na solo donc les amis à la prochaine. Régie ma leen di ñaan page de publicité pour Ezel yeeg ak suñu invité. Spécialisé à la monture et au serritage de tout genre. Depuis 1998, Top Bijoux rend la bijouterie sénégalaise beaucoup plus merveilleuse. La production de bijoux de joaillerie et de fantaisie, que ce soit classique ou moderne, est au rendez-vous chez Top Bijoux. Adorable clientèle, une gamme large de bijoux importés et locaux, que ce soit en or ou en argent, vous y attend. Nous vous proposons des parures, des chaînes de cheville, des chaînes de taille, des colliers massifs ou sautoirs, des pendentifs, des boucles d'oreilles massifs comme des créoles, pendants, vis, bracelets massifs, solitaires ou des alliances, même des pierres chevalières. La société intervient dans le domaine de la création, de la réparation et de la transformation de l'or et de l'argent local à destination des particuliers, des entreprises et des professionnels. Elle est ouverte de 9h à 19h. Notre siège social se trouve à Dakar, en Amadou Hassan Ndoye, rue Moussa Diop ou au Sacré-Cœur 3, 173 sur la VDN. Vous pouvez nous appeler au 33 823 49 45 ou au 78 122 69 70. Adresse mail topbijoux@gmail.com ou le www.topbijousSN.com. Avec Top Bijoux, l'émotion est au top. Merci à toute l'équipe de Kër Ndanane TV ci liggéey bi ak taxawaay bu am solo bi. Merci aussi ci page de publicité bi. Ezel dama lay dalal nag yow ak sa gan dama lay bàyyi nga nuyoog internet yi balaa may jox Jackson parole bi Ezel yaa ngi ci biir. Salaamaaleykum maa ngi nuyu internetu Kër Ndanane TV. di nuyu sama yaay di nuyu sama papa di nuyu ñu may seetaan
di nuyu waa Ezel family nuyu waa 50 family di nuyu tey sama invité tey Jackson ndax xam naa ni Jackson tey moom dafa may faj nan dégg naa moom docteur la day fajaate sage-femme la dégg naa. waaw man dama bëgg nga faj ma ndax célibataire laa ma toog nii di feebar rek waaw tey bëgg naa nga faj ma maa ngi lay bàyyi nag nga nuyu ñi nga xamante ne ñoo jàkkaarloog yow di la seetaan ci Kër Ndanane TV. waaw salaamaaleykum ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci bi sant suñu ñaar waajur sant suñu sëriñ Babacar di nuyu kilifa diine yëpp kilifa aada ya di leen wax ne bëgg nañu bu baax a baax man la Jackson Loko di artiste comédien bu ndaw ne ci aar bi di ci góorgóorlu. yow nag kon boo màggee xam nga fi ñu. dégg nga non maa ko ma gars yi xam nga ba de. non non damay góorgóorlu pour ñu xam ma rek. waaw. buñ la xamee àdduna tukki. yaa ngi lamsal de moom xam naa ne moom say lamsal de baax na. du ma lamsal. lamsalal. tey damaa taneegul ndax dama jàkkaarloo ki nga sama docteur tey. te man célibataire moom laa loolu lañ ko damay feebar yow rek. Jackson léegi dama bëgg a xam ñii nee nañ docteur nga. ñii ne sage-femme nga. Pierre nee na sage-femme nga. waxuma loolu non Pierre ko la yab la. non xam nga du ma docteur c'est juste que damay dugg ci pot bi rek. pot bi la quoi am nga aar moom boo ci nekkee j'espère que war nga mën a dugg ci pot quoi. man daal benn pot daal la xam ne mënu ma ci dugg mooy nga may dàq ñu may daw quoi xam naa ne loolu moom mënu ma ko woon. ngay dàq ngay daw. mënu ma ko samay tànk baaxul quoi mais à part ça mën naa jouer rôle lu bari mën naa jouer rôle ba c'est que gars yi ma jouer rôle docteur rek ma dugg ci pot bi peut-être mu tane. na koy jouer. non dama ciy dugg rek bu ma ci duggee. waa léegi Jackson balaa wax ji di bëri. ndax xam naa ne moom comédien bu doy waar nga ndax sa wax ak commencé bëri Jackson man laa lu ma la wax xanaa mënoo ma ci uyu Jackson. wala yow docteur bi nga nekk da nga koo lii. dama la ne man célibataire laa damay feebar rek faj ma. wala dama ko ne man célibataire laa damay feebar rek te nee nañ moom docteur la ñii ne sage-femme la faj ma. sage-femme de mooy rey man. non loolu du métti dañ la faj léegi jox la ay traitement yoo xam ne boo ko defee incha allah bu neexee yàlla di nga am borom kër quoi xam nga nag yow mën a xoolee ba xool la da ngay rebotas quoi mais boo bëggee sëy daal di nga sëy parce que boo jëlee li tubaab naan nangu comporté parce que da nga war a nangu parce que nangu comporté mooy loolu noonu buñ la doxaanee nga nangu boo doon nangu damay jëgër. waaw nangu ko nangu la. nangu comporté. nangu comporté waaw kooku portugais la mënoo koo xam. nangu comporté portugais la. nangu comporté. moom bu ñu la doxaanee nga nangu avant tout. portugais moo def nangu comporté. nangu comporté la tudd. waaw d'accord ak ban. science la. science bu portugais. xam la loolu nangu comporté quoi loolu bu nekkee ci yow pare da ngay mën a am li tubaab naan zalbatas. parce que comporté ca Portugal la léegi zalbatas. waaw zalbatas xam nga mooy may nga bañ a tas. di sol lu rafet di sol lu simple aussi bu ko defee gars yi di la mën a suivre quoi mais xam nga zalbatas bu newul ci yow mooy ça veut dire que toppatoo sa bopp te xam la zalbatas mooy ne ci yow mooy ngay sangu ba set di sol lu rafet te doo tas bu ko defee nangu comporté ñëw ci yow mais nit bu ñëwee nga daa xool keneen ñëwaat nga daa xool da ngay célibataire ngay doon yaa ngi doon célibataire mais maribataire ngay doon parce que sali lañu wax kooku mën nga am maribataire mën nga am awbataire mën nga am ay bataire li nga wax dama la ci uy si da nga ne comme ku ñëw nga daax du cadre daax ndax parce que tey jii mën nga gis koo xam ne tey day ñëw ñaan si la borom kër te kooku yow du la doy waaw bu la yow boobaa nooy réagir kooku doy kepis la bu la doyul ci ki mujj dara doy kepis kooku mooy la jox doy kepis yow foo jàngee jàngal foo jàngee man livre man dama nekk spécialiste boo xam te nii li ma xam ci woon dafa bari parce que ñun ñu ngi jàng benn livre bu tudd Dooliparatus parce que Dooliparatus moo tax ñu maîtriser ko parce que Dooliparatus day livre boo xamante ni ñu ko xam Sénégal bariwul te 5 personnes ñoo ko maîtrise ci monde bi man maay ne 5e personne. kan mooy 4e. non africain yi kenn donc moo ko maîtrise ci Afrique muy man kese mooy la téere Dooliparatus kooku man rek maa ko xam fii ci Afrique à part ça ay Indonésie la ama ak genn ku nekk Indonésie la nekk kenn ki nekk Indonésie partie Asie bi la kenn ku nekk Océanie kenn ku nekk kii nii Europe ak kenn ku nekk Amérique du Nord. xam nga maay 5e personne yi Jackson Loko ci téere Dooliparatus bi téere bi dafa ngand quoi dañoo maîtriser fooy yëpp dóor suñu bopp moom lu ñu wax duñ ko waxaat lu ñu wax duñ ko waxaat. il faut nga waxaat dëgg la. yow lu ñu wax duñ ko waxaat parce que maîtrise bi moo ci moo bari quoi foofu moom benn affaire boo dégg noonu. kan moo ko bind kan moo defar téere bi. téere bi ki ko defar mu ngi tudd Mark Zuckerberg moo defar téere bi moom moo travaillé mbir mi. Mark Zuckerberg. non waxuma la ki moom Facebook de. Mark Zuckerberg xam nga Mark Zuckerberg mu ngi bokk ci famille Zuckerberg. maamam 60e maam. 60e maam moo créé livre bi mu ngi tudd Mark Zuckerberg kooku moo ñu formé ñun ñëpp tàggat ñu. en 1935 ñu travaillé ci bu baax. 1935 waaw man damaa dem ñëwaat nag 1935 la ñu travaillé tàggal ñu ci Dooliparatus gi
ñu maîtriser ko trop macha allah di ci góorgóorlu. waaye yow man lan moo ma jaaxal yow métis nga wala lan nga tubaab. yow da nga xees wala dafa am loo ci rax quoi. parce que sa xonkaay bi mu dafa ëpp. man bolivien laa. man du ma sénégalais bolivien laa maa ngi jógee Bolivie. mais sa olof yi dafa leer. waaw parce que nag dama teel a ñëw Sénégal. bolivien laa quoi. sa làmmiñ bi kay daa saf lébu moom. Amérique du Sud laa nekk. tubaab boo xamante ne ndeysaan dafa gëm diine ba doon far yàlla taalibe Cheikh. waaw bravo. yooyu ay mbir la rek. ay mbir la rek waaw ay mbir la xam nga nit moom ci loo war a bokk incha allah dañ ci bokk loo war a bokk doo ci bokk mais man descendance bolivien laa bu laal tuuti équatorien. xam nga man ba ma xool damay dund ak espagnol quoi. waaye léegi wàllu aar bi nag dafa bëri ndax parce que ku jug bëgg a doon comédien. ndax dëkk bi léegi ñun xamatuñu sax si ban monde lañ ne ku jug bëgg a doon comédien ku jug bëgg a doon waykat ah. yow kañ nga dugg ci li nga xamante ni mooy wàllu comédien bi. kañ nga ci dugg milieu artistique bi ba ma ciy dugg mën naa ne damaa judd dugg ci. dama judd def artiste. kon de sa yaay yombi na. dangaa judd rek dugg ci. parce que moo loolu mooy sama yaay yàlla na ko yàlla jégal baakam te xaari ko àjjana fa mu nekk mooy moom dafa neexoon laay wax dafa suite comme ça dafa nekkoon ku neex comme de bu ñu toog di waxtaan maak moom wala maak ñeneen ak ñeneen parce que moom bu waxee da ngay daan ak sama papa tamit la même chose xam la kon kooku saa bi da ngaa judd ci merci beaucoup ba pare en même temps ba ma dalee nekk comme ça ba âge comme ça dañu ñëwee 6e 5e 4e ba CM2 esket si daanam ceexul Kër Mbaye Fall du ci daan joué ay concours lépp gañe naa concours lépp boobu démb bi moo ñëw Kër Mbaye Fall moom Mamadou Pène ak Maodo Diagne démb yàlla na ko yàlla jégal baakam te xaar pañal muy paa bu baax concours lépp gañe naa ko école Kër Mbaye Fall jox ma 100 francs boobu 100 francs xaalis la waaw boobu 100 francs xaalis yaa ngi fàttaliku li nga léeboon dama léeboon ne dafa xaw a salte quoi te lépp kenn du ko lépp ci télé quoi loolu moom du ma ko léebaat mooy waa yu doon boobu xale laa xam nga boo nekkee xale léegi sax mën naa bañ a neex mooy waa yu dugal ci kër gi ab taaja boon naan taaja boon dugg ci néeg yeeg yooyu yëpp gisul kenn mu dugal ci duur bi ne taaja boon am lu yëngatu ne départ ne ko wala xam nga loolu mooy lépp boobu gars yi doon lépp rek lépp boobu noonu la man léeboon ko gars yi daanu ma gañoon 100 francs ndeysaan kontaan xam la continuer di 6e secondaire ba terminal école bu ma sa nekk damay def Fosco ba mais damay reetaanloo gars yi ci sketch théâtre yoon dañoo jël may joué peut-être sama nature aar la quoi man bu ma xoolee man aar la yow ku la xool sax xam ne artiste nga. artiste la waaw loolu moom dëgg la moom ku la xool dina xam ne moom artiste nga. waaye yow yi instant yaa ngi def ay série yooyu noonu. yaa ngi commencé nga dëkk bi. commencé nga ndax parce que dégg naa instant yaa ngi toj Instagram di toj TikTok di toj Facebook. di toj Kër Ndaanaan tamit toj Kër Ndaanaan TV ndax fu mu toll nii ñun ñi fu mu toll nii mënatuñu. waaw da ngaa baax rek mënatuñu kii ñepp. nee na waaw waaye waaye instant yi nag bëgg nañ nga may ñu benn lépp bu baax lépp bi nag xam nga ne laa bëgg nga jagleel ko célibataire yi góor yi célibataire yi bàyyi ko rek kësal na xoolal bàyyi ko ne ko lébal ma rek Jackson ne xam naa man loolu laa bëgg man waaw xam nga man nag du ma faral di lépp quoi man lépp dama koy def nag mais du ma ko faral di def mais dinaa may benn lépp bu ndaw boo xamante ni lépp bu ndaw la nag bu am naa ñu ko seram bu ñu reetaanee baax na bu ñu reetaanee tamit c'est pas grave mais l'essentiel mooy lépp naa xam nga xam nga Sénégal moom ñëpp mën a lépp bii benn femme la femme bi dafa yàgg a supporter équipe nationale bu Sénégal dem na Caire 86 dem na CAN 2006 dem na CAN 2002 au Mali dem na CAN 2019 bi dem na CAN 2022 bi ñu jógee nii femme bi dem na ko femme bi dafa bëgg équipe nationale du Sénégal da leen bëgg rek te yàlla tax mais dafa am feebar bu ndaw rek mu ne dem seeni gynécologue bi quoi man bu dema doon tey gynécologue laay doon parce que mooy métier bi gën a neex mu ngeen dégg gynécologue yi di grève ñëppay grève suñu gynécologue yi mosuñoo grève ci gynécologue bës ta grève man looloo ma yéem man femme bi dem seedi gynécologue bi ñëw ne ko dama bëgg nga xool ma quoi gynécologue ne ko alors xam nga dañoo waane quoi alors rek tegg véri daaj jox ko tëdd ci taal bi xool la femme bi tëdd ci taal bi allongé xam nga gynécologue rek yéen a ma gën a xam nag du ma yegg fépp nag femme bi ubbee tànkam ñu takk ko yooyu noonu mais gynécologue dafa sëgg di ko xool rek jékki-jékki rek gis fii nii photo Sadio Mané waa ji ne waa mais yow Sadio Mané nga def sa poñ tural ah alors ni muy turé ci wetu gauche bi di gis poju gauche bi mu def ci Idrissa Gana Gueye mu ne ko waa mais yow tu es fanatique ah Sadio Mané nga def fii Idrissa Gana Gueye nga def fii mais yow da nga bëgg Sénégal dem bay pare rek femme bi ne ko yow yaa soxor da ngay xoolee Sadio Mané ah xool Gana Gueye Edouard Mendy nag doo ko xool. merci beaucoup foofu laay yëkkatee émission bi yéen ñi nga xamante ne yéen ñi soxla dañu seetaan ay
tàggatoo yow loo xajatoo. ginnaaw bi ñu santaate yàlla julli ceeb ci ñu laaj sama yaay ji génnal yàlla ko yàlla jégal baaxam te xaar ko àjjana fii fa mu nekk gënal ko fa mu jóge foofu yàlla mën na ko yàlla def ñu ngi jégal waat bu baax a baax di wax ñun artiste bu ndaw la Jackson Logo boo leen bëggee suivre ay vidéo yu bari pour ngeen kontaan di retaan def leen TikTok ngeen bind Jackson Logo 10 boo la ko bindee da ngeen fekk ay vidéo yu bari ma fa nekk di def ay fi ñàkk fay di leen dégloo di leen retaanloo bari di leen wax ne Kër Ndaanaan TV di leen ko seetaan parce que télé ba mu solo la parce que mooy chaîne de l'élégance alors bye bye. waaw man instant yii nii sama xol dafa sedd billaahi donc parce que xam nga man dama bëgg ay reetaan man noo stress laay dund man su ma gisee kuy dund stress sax man ëllëg danga may jaaxal ndax man damay ree caprice bëggee man loolu laa xam man dunduma daray stress maa ngi nuyu nag ñi nga xamante ne ñoo jàkkaarloo woon ak ñu di seetaan di nuyu sama invité bi Jackson mais Jackson rey nga ma ba ma dee waaw maa ngi nuyu ki nga xamante ni nii mooy Pape mi nga Pape borom Espagne maa ngi lay nuyu Pape sama xarit bu baax boobu nga xamante fu maa bëgg macha allah fan yi la ma envoyé xaalis bu bëri Pape maa ngi lay nuyu au passage du nuyu waa Ezel famille du nuyu sama yaay du nuyu sama papa du nuyu samay xarit du nuyu ñëpp képp koo xamante ni déggoo ma ci émission bi rek xamal ne lépp moo di maa ngi nuyu ñëpp di gërëm ñëpp di ziar ñëpp di wax Jeune Talaay nag xaar leen ñu fii ci Kër Ndaanaan TV te xam ne Ezel la ngi ñëw dal seen kaw waaye Jackson nag moom toj nga fi bari. man foofu laay jaaree di wax asalaamaaleykum wa rahmatulah ñi nga xamante ne ñu siible di ñu safoo faale ñu fépp fu ñu mën ci nekk ngeen ñu fay fekk yéen tamit fépp fu ngeen mën ci nekk maa ngi fay fekk di leen wax asalaamaaleykum di leen nuyu di leen jox seen wàccuwaay di leen wax maa ngi leen di jox dig daje ba beneen yoon incha allah si beneen numéro Café Show matinal maa ngi nuyu ñëpp nag koo xamante ne rek fa nga nekk yaa ngi safoo kile Kër Ndaanaan TV yaa ngi ci biir jasoo lu xew léegi tàggu doo ko am nga lii sama rab ma koy def loo kon nañ def ni ba beneen yoon incha allah. salaamaaleykum man la Guèye Loukman Guèye sales manager Kabour Informatique Group c'est-à-dire en français mooy responsable des ventes. consommable nag su ma ko waxee damay wax les cartouches d'impression yi nag comme ni ñi koy utiliser ñëpp ni ñu ko xamee. dafa am ay marques yu bokkul biñ ci gën a xam nag mooy les HP Canon ak yeneen yi ngeen gën a xam. maintenant cartouche yi ñaari qualité la cartouche original bu fekk muy HP muy Canon muy Lexmark et autres original ak copie. bi par exemple référence bi 205A la cartouche bi HP moom moo ko defar gis nga kii copie la boo xoolee hologramme bi ak hologramme original bi bokkul. képp ki nga xamante ni daal yaa ngi yor sa entreprise soxla tout lépp luy dem ci wàllu papeterie parce que consommable ak papeterie ñoo ànd ak lépp luy dem ci consommable informatique notamment les cartouches d'impression mun nga ñëw ñu collaborer ñu liggéey. bu fekkee ne da nga am ay soucis ak sa machine wala nga am ay soucis pour imprimer là il y a toute une équipe derrière équipe bu nga xamante ni ñoom ñooy def suivi client bi. xool ba xam client bi yan problème la am. je vais donner le numéro. 77 363 82 83 donc 363 82 83 77 363 82 83 email bi c'est gueyeloukou@gmail.com boobu mooy adresse mail bi donc am Facebook aussi on est là-bas am nañ page King comme KING comme roi en français tiré de 8. King mooy Kabour Informatique Group donc si tu tapes di nga gis suñu information yëpp sur Facebook ak ñi ngi Insta ñi ngi si yeneen kii yëpp. ani bandi sañse yi yéen laay waxal egsi leen ak jàmm fii ci Jal Shop seen boutique prêt-à-porter bi leen di jox lépp loo leen soxla ci sañse góor. jean Lacoste t-shirt chemise dàll ba ci casquette de très bonne qualité ay marque yu tendance jóge ba bitim réew fii nga koy fekk ci Jal Shop danga bëgg a nekk bandi sañse gaawal seeti Jal mu teg la ci code jox la yu baax foofalee xale yi barde wala sax madame gën a kontaan Jal Shop mu ngi fii ci Rufisque marché central El Hadji Souleymane Diouf téléphone ba 78 372 95 35 ak Jal Shop fu ma neex lay jaar.
rasulallah ya rasulallah borom weer wi Adama ni waa Sénégal mbokki góor ak jigéen yéen lay waxal yéen doon laaj ñoo ngi nii egsi nañu boutique Serigne Babacar Sy ñaaye frère ñi nga xamante ne vente de tissu xoolama yi mbasin lay la yi mbasin ak lii nu mu rafetee ak lii nu muy tàkkee kenn du ñoom xoolama yi brodé Autriche lay la waa tamit lii tamit ci Getzner ëpp na Vax VIP man na ma too Vax VIP waa xoolama yi kuwet neexa sango waa ana filafil yi xoolama yi filafil yu rafet ëpp na tissu voile lay la Adama ne fii dara manqué wu fi ñoo ngi nekk nag fee nga xamante ne mooy marché central bu Rufisque pour lu jot leen yomb na seen numéro téléphone lii la 77 395 70 20 ou bien encore le 78 262 72 94 nga mariage wala ngay ngénte dama ne yebal naa la fa man de ku ma fa dëgg ne ma ya rasulallah guddi gàmmu gi ci Waawan lay fanaan ya rasulallah dal leen ak jàmm fii ci Touba Optique waa kër Cheikh Anta borom Darou Salam spécialisé dans la vente de lunettes de très bonne qualité avec une expérience depuis plus de 20 ans dans le milieu. Jong et Frères vous propose des verres blancs, des verres photochromiques anti-reflet, des verres progressifs blancs et des verres progressifs photochromiques anti-reflet. te yamu ci de am na équipe bu xarañ bu nekk ci ginnaaw boo xamante ni saa bu sa verre yàqoo dañ la koy defaral ba pare montel la ko ba mu rafet ngir seen kaaraange bu leen bëggee jot ci yooyu les verres da ngeen di indi ab ordonnance bu ophtalmologue bi bindal. Jong et Frères ñoo ngi fële ci Rufisque ci ginnaaw banque ACEB bi boo ñu bëggee jot da ngay woote ci 77 553 98 43 77 553 98 43 ak Jong et Frères l'expérience fait la différence.